parce que di nga fii yëg waxuñu ci cochon fii yëg lijjantewuñu cochon je vous assure pétrole bii ah Macky Sall waxu pétrole bi de Macky Sall instant bii dafa delluwaat di jaamu got pour ñu mën a fàtte pétrole bi Macky Sall di nga julli ba julli deret du tere pétrole bi on va en parler on s'en fout man de personnellement je m'en fous 400 000 yi ñoo ma gën a intéressé parce que dëkk bi moo mat 1 2 3 ñu woo la ne la diw dafa feebar wala ñu poto tànku nit ne mu ngi waaj a damm wala diw accouché na amul lu mu fayee hôpital bi dem nañ ko sax ba léegi dañuy confisquer liiru jàmbur yi ci hôpital boo fayulee cochon dëkk bi moo mat dëkk bi moo ndóol il faut que sa frère bi Macky Sall mu xam ne tey ndóol bi mu dugal Sénégal bi ba nga xam ne ñëpp a sonn ba xool kanamu nit yi nga xam ne ñëpp a sonn maa ngi nuyu bu baax a baax ñëpp ñu dugg maa ngi nuyu mu xam ne jubboobam ak Laye Wade nekkul priorité boobu on parle de priorité tey Macky Sall jubboog Laye Wade c'est pas une priorité pour le Sénégal tey ñu dem julli ji ci yàq jooju noonu bokkul ci priorité Sénégal bokk dëkk bi moo mbënd dëkk bi nit yi dañoo ndóol nit yi dañoo sonn tey boo gisee waa diaspora bi toog fi di leen wutal solution di xeex ah Tata Gaye la maa ngi nuyu bu baax a baax di xeex parce que nga xam ne dëkk bi moo ndóol Macky Sall Marème Faye Sall nee na dafa taxaw di ñu laaj lan moo ñu métti xam nga lan moo ñu métti yéen ñu sonal yéen seen famille yéen da ngeen ñuy te comprendre leen ko boo leen amoon jom ah da ngeen ñuy delloo suñu or suñu pétrole suñu zircon lépp lu ñu moom ba pare ngeen roñ seen ñetti bagage yooyu noonu ngeen dem fi leen xam ak seen bombay parce que may duggee Sénégal ba léegi dëkk dafa dellu ginnaaw bor yi bëri na la vie est devenue très très chère tey ku jógee Sénégal ñëw feebar bactérie la fay indaale yéen rek famille une tonne yéen rek bactérie ngeen moo tax cochon il faut ngeen prend cochon il faut fu mu nekk temps yi semaine bi il faut fu mu munti nekk ci àdduna ñu dem loxati ko il faut ñu génnee Aliou Sall xale yi fu mu romb laaj leen ko seen 400 000 fu xoole même buy dugg douche sax gunge leen ko 400 000 il faut que ngeen topp Aliou Sall le problème mooy il faut ngeen topp Aliou Sall il faut que ngeen ante Aliou Sall il faut ngeen ante nuyam Aliou Sall il faut ngeen ko teree nelaw il faut que Aliou Sall fépp foo leen romba fu mu romba ah ngeen traumatiser ko il faut ngeen traumatiser Aliou Sall fii ak nag traumatiser woo leen ko seen aajo du faju gis nga Macky Sall li muy def fii suur doorey ah di jéem a indi ji nga dina leen génneel Khalifa Sall dina leen indil Karim Wade loolu yëpp pour ñu fàtte pétrole bi loolu yëpp pour ñu fàtte ñoom li ñu sàcc li ñu luubal ji nga lëg Marème bi mu dem États-Unis robu ndokket boobu mu sol noonu nga xam te ne maam yi nga xam ne dafa xaye di sax du sol robu ndokket yooyu noonu yëpp loolu yëpp c'est pour vous berner tey pour berner leen lëg Marème jaral na ko mu sol ay caraxu 200 francs te mu wër ko ne ay milliards ñoo nekk ci comptam moo tax Aliou 400 000 semaine bii fu mu dugg il faut ngeen dem lijjanti seen 400 000 il faut que ngeen topp ko traumatiser ko ji nga booy boobu noonu Aliou 400 000 boo leen ko traumatiser rek ah seen lépp dina sotti tey bu leen gisee Macky Sall di ñëw di wàccee boppam wax lépp c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal président ah ñu jàpp ko jàpp rakkam 2,95 non ouais ji nga li ngeen gis ni muy baax lu yëpp le problème ak Aliou Sall mooy dafa bëgg Macky Sall dafa bëgg ñu fàtte Aliou Sall dafa bëgg ñu oublier Aliou Sall dafa ñuy berne ci Aliou Sall parce que li Aliou Sall sàcc c'est tellement énorme première fois dans l'histoire du Sénégal ñu jàpp frère président mu njuuj njaaj autant de pétrole Laye Wade sax bu ñu doon wax doomam la ñu wax direct mais frère président li mu def c'est énorme Marème Faye Sall li mu sàcc c'est énorme yéen sàcc yi la ñu waxal bokk les vrais voleurs tey bu fekkonte ne jàkk ji jaaroon na yoon yéen amoo leen fa woon tànk bokk parce que yéen da ngeen sàcc population bi da ngeen dund ci ribaaw population bi amul ay dem na ci sëriñ bi toog na ci wetu sëriñ bi kenn du wax sàcc bi Macky Sall sàcc la Aliou Sall sàcc la Marème Faye Sall sàcc la nañu delloo suñu xaalis loolu moo nekk mbir bi tey sëriñ bi bu ñu bëggee na ne Macky Sall li mu sàcc population bi naka delloo population bi loolu mooy wax bi tey sëriñ bi bu ñu bëggee li BBC génnee ci pétrole bi na ne Macky Sall na ko delloo ci population bi ndaxte population baa ngi mbënd
nit ñaa ngi sonn amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan loolu mooy wax bi mais toog foofu noonu di jubboole Laay Wàdd mu ngi lekk mu ngi naan Karim Wade mu ngi lekk mu ngi naan ñoom dooluñu ñun population lambda bi ñun ñoo am problème ñun pauvre yi ñoo am problème doomu pauvre yi jël ndox mi ba fay dee ñoom ñoo am problème tey wax Laay Wàdd jubbu wax Macky Sall ban impact la am ci vie quotidienne u sénégalais yi nga politiciens yi dañ leen di nax li ñu leen naan waa dañuy dem di defi ji dialogue national ñi fa toog yëpp seen bopp la ñuy toogal pour seen doom yi am poste ñoom ñu am poste ñu continuer di am salaire seen xarit yi am salaire yéen ngeen des ci mbool bi def nañ ko ba dialogue national boobu noonu dugaluñ leen ci benn population lambda ah woowu ñu ko ca dialogue national ba bu ñu fa toogee seen intérêt personnel lañ fa toogal tey le peuple sénégalais est orphelin kenn bëggu leen kenn ñi fi taxaw yëpp ngeen leen di Mariama maa leen nuyu bu baax a baax ñi fi taxaw yëpp di wax amul kenn ku bëgg sénégalais yi amul kenn politiciens yi A ba Z ñii dem di négocier dañ leen laaj li leen métti kan moo ñëw toog fii ne balaa ma leen di négocier wax leen ma lan moo leen métti ba bind ko ci feuille bii kax feuille bu ma demee négocier le jamais kon ça veut dire que bu ñu fa toogee ñoom lu leen neex ak la ñuy gis la ñuy def Idrissa Seck ñëw na leen laaj lan moo leen jot jamais mu ngi ci dialogue national ba Madické Niang ñëw na fi toog xool lu ñu métti doomu Idi nee na Idi xamul sax li xaw ci télé bi boo moom duñu sax seetaan pour xam lan moo ñu métti pour bu demee ci dialogue national ba wax ko fa kon xam ne na ña dem ci dialogue national bi yëpp seen bopp lañ ko fa defaral dialogue ba def nañ ko ba secret la secret lañ fay wax ak lañ fay voté benn nit du ko fekkee ñoom la leen neex lañ fay voté li leen arrangé bu ñuy xëy matin midi soir seen intérêt personnel ñun étape par étape lañ koy def Aliou 400000 Aliou foo dugg Aliou 400000 ak famille Daaf bi nekk Mantes la Jolie nga xam te ne suñu alal bi yëpp mu ngi nekk seen loxo bi yéen ñëpp vous tous suñu 400000 Aliou 400000 yéen ñëpp famille Daaf boobu noonu keroog bi ma nee famille Daaf ngeen ne jabat ji dafa divorcé deuxième femme bi divorcé wuñu na tey famille Daaf ba yëpp ñibbi nañu Sénégal te ay Mauritaniens lañu ñibbi nañu Sénégal ñu ngi profité suñu or bi suñu pétrole bi suñu zircon bi di ci jënd ay kër France di ci voyager saay bu leen neexee mbéjum kanam nit moo koy fajal boppam. famille Daaf dañ leen gën Sénégal famille Daaf dañ leen gën tey personne ne parle de la famille Daaf ah def na ko ba seen frère Daaf bi nommé ko consul itinérant salaire gratuit il ne faut rien du tout l'argent du contribuable di ñëw di dugg nu mu leen neexee Aliou suñu 400000 parce que Aliou da nga ñuy bëgg a yeb xam nga boo leen def gisee nit yi dañuy jógee pauvres yi dañuy jógee Sénégal di ñëw immigré ci France dama leen ne famille Daaf ñoom ñëpp a ñibbi Sénégal ñoom ñëpp a ñëw wut ci suñu nationalité dem di rawale suñu xaalis te ñoom ñëpp nag dañu am nationalité française bu ñu paree xaalis bi yëpp da leen di fekk ci France ñooñu dañ leen gën maire yoo xam te ne fii lañ nekkoon di mbindaanu tey bu ñu toogee ba am fii këru 500000 euros yu ñu jënd seen bopp ñu war a toog xoolaat suñu bopp. moo tax Aliou bul foog ne nit dañ dofan nit yi on t'a ni ñu koy waxatee on te surveille de près Aliou 400000 tey lëg Marème ñëw naan lu leen métti yoo lëg Marème xam lan moo ñu métti lijjanteel ñu Aliou 400000 mu fay ñun ñëpp suñu 400000 yow li ngay njuuj njaaj suñu or bi nga génnee ko comme ça dëkk bi mën a xappi tey ñëpp a ngi ne église yi rafet na d'accord macha allah jàkk yi rafet na jumaa yi rafet na macha allah mais suñu hôpitaux yi dañoo xant ñiy joxe àddiya yëpp ci église beeg ci jàkk jeex yëpp maa ngi leen di xaar bés boo leen fi ñëwee ne da ngeen feebar nañ leen cotiser seen hôpitaux yi gis ngeen ni mu xantee imaginez-vous tubaab yi bu ñu gisee milliards yi ñuy def ci jàkk boo xamante ne wala église boo xamante ne tey jii da nga fay dem julli ji benn yoon par semaine ah te boo gëstoo à côté hôpitaux bi dafa xant nit ñaa ngi dee amuñu sax seringue perfusion am na ay temps Macky Sall pour fay perfusion yi faj nit yi sax dañu amoon ay arriéré je sais même pas ndax fay nañ ko sénégalais kenn la ñuy yeewu kañ la ñuy passer à l'essentiel yi nga fii seen église yi sax dañ koy jéem a jaayaat sax parce que gis nañ nit yu bëri duñ fa dem mais seen hôpitaux yi ku feebar dañ lay faj
seen prison yi sax ñoo dàq prison tubaab yi ñoo dàq ñun kër yi nga xam te ne moom la yenn sénégalais yi di dund lekk prisonniers yi moo gën yenn sénégalais yi lekk yu ñuy lekk prisonnier tubaab yi ñoom ils vivent ñoom amuñu jàkk amuñu église yi nga xam te ne nit dañ fa dem tous les jours ah duñu jël nit yi duñu jël li ñu war a def seen confort yëpp def ko ci jàkk def ko ci église bu ñu paree duñu am lu ñu fajoo duñu am lu ñu lekk revenez sur terre te il est temps que ñu yeewu boog jàkk boobu doon moom du moo leen faj église bi du moom moo leen di faj yéen a ngi wër naan di xorom nit yi waaw wax nañ ci jàkk ji wax nañ ci église bi mais loolu du moo ñuy faj tey yéen ñun ñooy dee ñun population lambda bi ñun ñuy cotiser naan dañuy yóbbu ay dim église wala ñooy yóbbu ay xaalis si jàkk ji ñun ñooy dee ah ñun ñooy dee parce que ñun bu ñu feebaree ñun duñu am lu ñu fajoo ñooñu ngeen di jox noonu ay milliards la ñu am ñoom saa yi bu ñu bëggee faju dañuy faju teg si am nañu passeport diplomatique bu leen dara xosee sax bu leen neexee ñëw Europe faju kañ la baadoo la di yeewu quand est-ce qu'on va se réveiller quand est-ce que baadoole bu jógul ne dafa bëgg ñu respecté ko kenn du ko respecté baadoole bu tuutal boppam teg boppam mala ah ñëpp teg ko mala tey ñëpp a ngi jooy tubaab bi daf ñu noot mais ñu mel ni ñun noot ñu sax moo gën a parce que nga jël li nga am yëpp dem def ko ci benn jàkka dem def ko ci benn église dëkk bi amul hôpital boo fajoo école bu baax amut 35 000 enfants de la rue ci mbedd bi xale yoo xam te ne tànku neen la ñuy dox amuñu daal mais kañ la ñuy yeewu te boo ko waxee ñenn ñi dugg ci live yi maa ngi dugg ci live benn live sànq tout à l'heure nit yi di saaga ki doon live parce que doon dénoncé muy saaga ñi toog seen kër ñu toog seen kër ne duñu génn ñenn ñi sax nee nañ bëggatuñu nekk mbokk maam parce que maam day wax ci Macky Sall sàcc la bu fekkee da ngeen préféré nekk mbokku Macky Sall sàcc bi dem leen ndokk sedd nañ leen ko parce que de toute façon boo gisee yenn melokaan yi ñenn ñu ñàkk jom yi ñenn ñi nga xam te ne tey bu leen Macky Sall kobosee ñu dem moo tax loolu la lëkk ma dem xam ba yegg si dinaan ñëw leen parce que foog na ni ñëpp la mën a kobos parce que nit yi ñoo jaay seen dignité si boppam moo fi jeex nit mun nga doon baadoo la mais nga am valeur nga xam ne valeur humaine moo ëpp loo gis si àdduna mais xam nga lu gën a bon mooy baadoo la boo xam te ne dafa ñàkk jom ah luñ ko jox buñ ko joxee day sax mu lekk baadoo la boobu noonu ah moo gën a bon ci àdduna kooku mala ñoo yem te genre baadoo la yooyu noo bëri Sénégal y en a trop baadoo la yoo xam te dañoo mëtle baadoo la ba mu mët sëkk tey nag révolution dafa war a jolli révolution il est temps que mu jolli parce que paa yi dañuy bëgg a yeb di nga Macky Sall fii ak jongalante woon ak moom en face ah Macky Sall du xam liy métti Aliou Sall fii ak tongaloo leen ko ah tëbali ko ba xelam bi dellu si ah billaahi ah du ñu leen respecté tey amul góor amul jigéen ñëpp a leen war a tëbali fépp fu ñu mënti dem dañ leen war a tëbali leen ak ay nen ak ay farine ak tout ce que vous voulez neefare sax dañ leen ko waroon tëbali parce que ñii lu ñu am jël mais xam nga ñan ñoo ñu tooñ ñu toog seen kër et qu'il bouge pas ñoo xam te ne ndeysaan ñun bu ñu nekkee ci internet bu ñoom dañuy théâtre bu ñu paree zappé te bu ñu gëstoo seen mbokk yi ñoo fi nekk di dee man y a 2 semaines sam benn copine bi ma nee sëram taab moo ko rey Sénégal taab hôpitaux yi même taab sax mënuñu ko faj taab bi comme lañ ko trifouillé affaire bi infecté gangrène que yaram bi yëpp mu dee taab bu demee bay rey nit suñu dëkk paludisme bu demee bay rey nit suñu dëkk bopp bu métti li nga xam te ne reyatul kenn ci yeneen dëkk yi nit yi dañuy jékki-jékki def AVC boo xam te ne du ñu yeewooti di nelaw pendant plusieurs jours ba ni ñuy deewee bu ñu ñëwee dañu jëlal priorité lan julli ba feesoon na deel la jàq ja man jouru jàq ja dama gisoon ne Sénégal nekkati noonu la bëree góor man xaw ma woon ne noonu la bëree góor mais seen ndey yi nekk ci mbënd bi bu ñu nekkee ci mbënd bi ah di feebar di for ay champignon mais dafay mel ni dëkk bi amul góor je me demande ils sont où les hommes yéen a ngeen foog ne àdduna dafa yombee noonu ngeen toog ci jàq ji rek wala ci église bi rek di prière ngeen foog ne yàlla dina wàcce lépp ngeen foog ne lépp dina wàcc rek sotti ah ngeen foog ni bu leen jëlee li ngeen am yëpp dem may ko sëriñ bi wala dem yóbbu ko église lépp dina sotti daal loolu mooy tabax hôpitaux yi mooy defar école yi
moo tax ñenn ñi li ñu am yëpp dem yóbbu ko dañuy dem di day am ñoo xam ne dañuy liggéey ci Europe bi sonn bay bëgg a dee dem yëpp versé ko parce que foog nañ ne loolu mooy tax ba ñoom ñu mën a tekk ci àdduna mais jamais vu ça un peuple aussi endormi plus ñu wax plus les gens sont endormis jusqu'à l'extrême tey ñu ngi wax nii de au même moment j'en suis am na benn dof boo xam te ne liggéey na dem versé ji te romb ay talibé romb hôpitaux yu xant romb ay dëkkandoom yoo xam te ne amuñu sax duñu jëndee Doliprane. Oui, bon. Bien sûr. C'est de la tome de brebis. Merci. Brebis et quoi? Brebis. Que brebis, tome de brebis. Oh, d'accord. De rien. Donc tey dama ne Alioune 400 000 ah bu fekkonte ni dëkk bi góor yi yëpp ña demoon ca jàkka ja démb ca julli ba xaw ma jàkk la xaw ma juma ña demoon ca julli ba démb ah fees fa dañuy julli bay julli ci kaw mur yi man dama choqué. julli am nañu courage am na ñoo xam ne dañu am courage ba taxaw ci kaw mur bi ah séparation kër yi nee nañ dañoo courage de ah taxaw ci séparation mur yi di fa julli. te amuñu courage dem jàkkaarloo Macky Sall ak Aliou Sall mi leen sàcc 400 000 sàcc seen pétrole luubal ko BBC wax ko monde entier bi yëpp wax ko ah te amuñu courage dem génn affronter ko man loolu moo may métti man góor yoo xam te ne lu ñàkk du ma ne lu ñàkk fayda la de mais lu am gën a am fu la amal leen njëriñ du ñu génn mukk man démb dama choqué c'est la première fois dans ma vie ma gis koo xam te ne ci miir te dañu ko filmer wane que ne il est courageux. te kaw miir ba la taxaw di julli te genre góor yooyu pour génn affronter benn lacrymogène bu ndaw laa la wax amuñu courage bi dama doon dégg sax ne taalibe day am courage Baye Fall day am courage bokk mais tey dama naan ana Baye Fall yi bokk Baye Fall yi am courage yi les hommes ñu mel ni Assane Diouf dem di affronter dem front anañu Baye Fall boo xam te ne mën na taxaw ci benn muur taxaw di julli kay xanaa war na mën a génn affronter Macky Sall ngir yàlla da ngeen bëgg a dee ndóol mais c'est dur d'être pauvre hein. def nañ ko ba tubaab bi pauvre con lay woowee ku pauvre yi ils sont cons chez les blancs tey boo leen bëggee ñu respecté leen il faut ngeen génn ci misère boobu noonu misère boobu mooy yàq bi ñuy def yi ñuy def te amuluñu yitte dégg naa ay nag yu bëri lañ fa yónnee nag ay nag yu bëri mais vous vous rendez compte nag yu bëri yooyu noonu au même moment am na ñu mënul jënd Doliprane ci hôpitaux yi man yii dama bëgg rek di ko filmer yóbbu ko ci tubaab yi nga xam te ne ñoom ñooy indi aide yi humanitaires yi Sénégal ñoom rek laa bëgg a filmer lii man je t'assure si vous avez des vidéos vous me le montrez il faut que ñii di def aide humanitaire yi ñu dem wan leen lii ah ba ñu bàyyeeti indi aide humanitaire yi Sénégal bés bu ñu leen wàccee si seen ndóol waa diaspora bi tey seen loxo 1000 milliards yi dootul ñëwati ah dañ xool ne boo leen demee di julli wala ngeen dem église ba seen ndoxu yaram bi jeex ba ngeen feebar ba dee di ngeen xam ndax loolu moo leen di yóbbu paradis ah wala xel tamit dafa war a jëriñ la nga xam te ne dafa war a bokk ci lay yóbbu paradis des fois da ngay toog nga ne waa Sénégal ban monde lañ nekk ban monde Marième Faye Sall mu ngi leen wàcc ci hôpitaux yi ngeen di dee matin midi soir muy jël seen xaalis di ko ndawtalee da ngeen koy tàccu ngeen ne kooku moo baax Macky Sall mu ngi torturer seen mbokk yi ci prison bi sëriñ bi dégg na ko ñëpp ñu ngi torturer seen mbokk yi ci prison bi plus de 200-300 personnes dans les prisons Macky Sall dem ba Touba sëriñ bi mënu ko wax ne doomu jaambur yi ñu wàcc ci prison ba duñu ay mala mu génnee leen notamment Khalifa Sall non Laye Wade lay dem ne jubboole leen ñoom ñaar problème bi mooy Macky Sall du Laye Wade lañ ko war a jubbool c'est le peuple sénégalais Macky Sall ñun la amal ak ñun ñii population bi ñun la amal ak moo wax Laye Wade peut-être Laye Wade mais ñun population bi ñun je pense que ni on est plus important que Laye Wade parce qu'on est plus nombreux ñun tey lu ñu Macky Sall def moo raw li mu def Laye Wade parce que tey daf ñu privé suñu bonheur tey daf ñu privé lépp lu gën a métti ci àdduna moom la privé population sénégalaise
tey suñu alal bi nga xam te ne moom la ñëpp waroon dundee moom la Macky Sall jël toog ci. Macky Sall sàccul Lay Wade sàccul milliardu Lay Wade Macky Sall milliardu sénégalais yi la sàcc Macky Sall du doomu Lay Wade la tëjee ba léegi di ko torturer man foog naan doomu jàmbur yi muy torturer biir prison notamment Assane Diouf bi mu dóor ba dama tànkam ak yeneen i nit ak doomu jàmbur yi di dee ci prison bi ndax dañ leen rafle rek lañ leen jàpp je pense que ne ñooñu la Macky Sall gën a tooñ que Lay Wade Fallou mi nga xamante ne moom la policier yi rey ndax lan bourse réclamer bourse ba nga xamante ne Macky Sall moo ko waroon fay je pense que ni bu amee ñu muy war a baalu ak ñooñu bokk nañ ci ndax ñooñu dafa rey seen doom te ñooñu dootu ñu gisati seen doom ba abadan tey li ñuy fi ñuy woom Lay Wade wala population lambda bi si boppam il représente rien dafa mel ni ne population lambda bi c'est que de la merde quoi ñun kenn duñu baalu ak kenn duñu tooñ dañuy rey comme ay ginaar on en a rien à foutre. Karim Wade mu ngi ci jàmmam ndax fi mu nekk mu ngi lekk mu ngi naan kenn torturé ko respecté nañu ay droit am mais doomu jàmbur yu ñu tëj ci prison bi kenn respecté wu seen droit moo tax quand tu vois ñenn ñi nga xam te ne ils sont tellement bêtes mais plus bêtes que vous mourrez parce que au même moment yeneen woote ci kaaw bi may leen ñu dañuy faju amuñu médicament yu ñuy fajoo seen dëkk dafa mbënd yooyu ku sa kër mëndul yoo yaa ngi ravager sa kër fii nii yoo benn yoo neew fii yooyu bu bëree ci dëkk bi président bi si boppam mooy pompé yooyu dee parce que dafa bëgg waa dëkk bi fii président dëkk bi bu accident amee balaa beneen président di ne massa moom mooy njëkk a ñëw ne massa ñun dañu respecté fii suñuy ak suñu yelleef c'est pourtant kii dafa weex Macky Sall dafa ñuul comme yéen il en a rien à foutre moo tax boo gisee ñenn ñi di dugg ci ay live ay ñu tudd Moussa Ka xam nga kaka bu ñu réduire la moo tax ñii mënuñu avancer dans leur vie c'est dommage parce que ñu mel nii ñoo fees ci dëkk bi parce que vous êtes tellement abrutis monde bi ñu toll on parle des droits de l'homme fii ñëpp a respecté ñi nga fii akku nit yi la ñu respecté ñii ñooñu gën a gëm yàlla xam nga lu tax moo ñu gën a gëm yàlla xam ne dëkk franc-maçon la mais fii nu ñu respecté bakkenu suuxu nit ñun ñii nga xam te ne ñun ñooy dem ci jàkk yeeg église yi bés bu nekk respecté wuñ ko suuxu nit on se respecte pas respecté xamuñu sax luy respect parce que balaa ngay respecté sax da ngay xam luy respect mais dëkk boo xam te ne nit yi xamuñu luy respect lu ñu mën a respecté bonjour maa ngi leen di bàyyi nag dem jaay ci carotte